juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs Médias xibaaru ngoon gi li ci gën a fës ñàkkum kaaraange gi nga xamante ne askanu Grand Médine ñu ngi koy dund ak ay poteaux électriques yoo xamante ne day faral di tàkk ñi fa dëkkee li ñu bëgg moo di Senelec doxantu ba ca gox ba xool yooyu les installations balaa jéeye di fa am ñaar fukki jaboot ak fukk ñoo loru ca la xew ca Langue de Barbarie fële ca Ndar Géej ca ginnaaw bi digue de protection bi mabbe ci école yi nag lañ leen a fàtt yooyu les sinistrés seen i nekkin jamono ji daal di metti lool loolee waral nag ba maire gox ba di Mansour Faye daal di fay doxantu dalal seen xel masaw leen ñe nguur gi dina leen taxaw ci ni mu waree pàcc bu yaa la ñu jagleel ci biir xibaar yi wàccaayu tabaski bi ak njaayum xar mi dinañu taxaw ci kaaraange gi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci bërëb yi ñuy wecceekoo yu ñu koy wecceekoo waaye itam xale yi nga xamante ne dañ fay ñëw di daan seen doole ngir dimbali seen i waajur ak soxna yi nga xamante ne fële ca Thiès soxna ñu seen i mbootaay ngir xool rek naka la ñuy def ba jàppale seen i borom kër ci ay xar loolee dinañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop dossier bis bi mbokk yi mi ngi soxal wàllu politique ak ay kàngam yi nga xamante ne ci wàllu woowee dañoo lajj ci élection palup député yi ñu génn ku ci mel ne Abdoul Mbaye Malick Gakou ak Amsatou Sow Sidibé ñu taxaw nag ci li nga xamante ne moom moo di seen ëllëg ci politique naka lay demee rawatina ci woote palup njiitu réew mi nga xamante ne Sénégal dina ci dem ci atum 2019 tàggat yaram afro basket ci jigéen yi Sénégal am ñetteelu ndamam tey ji ci kanamu République démocratique bu Congo ñu daal di leen dóor 70 ñoom waa Congo am lu toll ci 63 juróom-ñaari poñ dox seen diggante dinañ ci ànd ak Pape Fara ñi mi ñu teewal fële ca Bamako mbokki ponk yaa ngook nes tut ñu yaatal ko. dellu di leen nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs Médias di leen dalal jàmm ci xibaaru ngoon gi ni ñu ko junjee doore ko lu soxol poteau électrique yi nga xamante ne jàpp nañu ñàkkum kaaraange dëgg la ñu ca nemmeeku fële ca Grand Médine tax na nag baskan wa ñoom li ñu bëgg moo di Senelec daal di doxantu ca gox ba xool yooyu les poteaux ndax lu yàggul dara am na lu fa xewoon ñu daal di koy ñaawlu bu baax a baax dañ ciy teewlu ab reportage bu al Cheikh Assane Fall. dañoo jege kër yi. bu tàkkee ay kawsu la kawsu yi bu ndox bi duggee bii passé ni bu noonu rey nit ñu bëri. ñaar tàkkagum na ñaari poto tàkkagum na bu tawaatee ñaar dina tàkk te nag kenn xamul kuy dee ak kuy dund. man mi di wax ak yow damaa jël samay njaboot gaare taxi fi yóbbu parce que kenn xamul fu muy yem. mbir moo xam ne nekkul lu bees ci ñoom. du la c'est la première fois amoon na fi daaw amaat fi ren. barki démb am na bu tàkk fi ay 2 heures du matin daaw am na bu tàkkoon fii ren am na saa bu tawee daal dina tàkk. ay installation électrique yoo xam ne ñoom dañu jàpp ne dara baaxu ci. fii poto yi ñu defal poto yi benn baaxu ci danger lañ nekk ñun ak suñu njaboot. leneen lu bokkul ak électricité Grand Médine am yeneen jafe-jafe yoo xam ne moo ngi koy jànkoonteel. suñu canalisation bi amul te assainissement bi amul. taw gi am fii ci Ndakaaru ajuma gi ñu weesu nekk loo xam ne tiitaloon nañu bëri ci waa Grand Médine. ginnaaw lakk gi fi am ci poteau électrique boobu mbir moo xam ne waa Grand Médine yëpp ñoo ngi koy mettitlu te di ñaan ñu régler ko ci lu mu gën a gaawee. jaajëfal ko moom Cheikh Assane Fall ñu dem fële ca Ndar géej ca foofule nag digue de protection ba nekkoon ca Langue de Barbarie moo daal di daanu ndax géej gi moo yëngatu bu baax a baax lopp ñaari téeméeri kër nag loru ci ñoom ñi nga xamante ne nag ñoom la mbir mi sonal ñu daal di leen yóbbu ci ay école yu nekk foofule ca Ndar géej seen nekkin itam ci biir école yooyu metti lool lu ñuy sàkku moo di ñu jàppale leen dañ ciy teewlu suñu ay correspondant ca Ndar géej di Ousseynou Diop Habib Seck. ci Santhiaba ginnaaw muru protection bi ba mu nërmeeloo léegi nag ndox mi ma nga jublu kër yi tax njaboot yu bari génn seeni kër daw làqatu ci école bile file juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay njaboot ñoo fay dund xale yi di football ñii di def saut à la corde jigéen ñi ñoom jamono jooji ñu ngay xelli seeni ataaya mu mel na kon ñoom tàmbali nañu beneen dund bu yees. néeg bi ñetti famille ñoo fi nekk waaw dañu ragal daal moo tax ñu indi ñu fii si école bi fi la ñu fanaan biig ba léegi nelawuñu suñu bagage yaa ngi nii. waaye nekk bi ñu nekk ci école bile lu jafe la. tëdd bi metti na toogaay bi metti na waaye dañ koy muñ rek xam ne nattu yàlla rek a dal suñu kaw. fii juróomi famille si benn saal moom la ñu boole moom ñoo nekk si benn saal
suñu kër yi moo ñu ko gënal parce que fii xat na amuñu fu ñu teg suñu bagage yi gis nga fi lañ doon toggee su guddee tamit tëraay bi day xat ndax mënuñu indi bagage yëpp yoon bi fi ñu dëkkoon noonu dañ fa mujj génn ndax ndox bi. fii ci Santhiaba ñiy loru ci wàllu géej gi dàqunu sax ñu wutal leen yeneen i bërëb ngir ñu mën fa dem. parce que géej gi fu mu toll nii kañ yoon gañe boo xam ne fu mu toll nii moo tudd si dara lu dul gouvernement bi ñëw jàpp sa teyaar rek tax. sonn nañ trop dëgg yàlla am yaakaar du kenn ku dul moom mi yàlla teg suñu kalam. vraiment ñu ngi ñuy assister bu rafet. waaw di ñaan rek xanaa rek ñu gën a gaawaat si mbir yi pour wàllu dëkkuwaay yeeg affaire yooyu waaw parce que soxla nañ ko loolu ko. ñi mbir mi laal toll ci 200 ak fukk ci ay njaboot ñenn ña daw bàyyi seeni kër nga ca des ñëw ci l'école yi ci ñi nga xamante ni ñoo ŋànk nguur gi nee nañu liggéey yi nga xamante ni moom la ñu war a amalee digue de protection bi toll ci 4 ci ay milliards daañu ko tàmbali ci lu yàggul. Ousseynou Diop daani ko tàmbali te du yàgg loole la maire gox ba di Mansour Faye xamle ndax moom dafa ñëwoon nemmeeku si njaboot yi nga xamante ne ñoom ñoo loru ci mbir moomule ma saw leen dalal seen xel ne digue de protection bi nañ ci taxaw ci ni mu gën a gaawee dañuy teewlooy kàddu. indi na leen ceeb indi nañ leen dawlin indi nañ leen suukar parce que nii ñu leen jëlee seen kër amul kenn koo xam ni indaale nga dara ba ngay ñëw donc pour que dund bi mën a gën a yomb ci fan yi mën naa dimbali leen loolu. ci famille bu nekk aussi état bi dana la jox maanaam fukki junne pour que nga mën a régler ces questions de dépenses. am na kër yoo xam ne dañu nekk ci taatu géej gi am na yoo xam ne état bi dindi woon na leen am na ñoo xam ne fayoon nañ leen ba pare pour ñu dem mais liggéey boobu il faut mu continuer génne kër yooyu nga xam ne dañ nekk ci taatu géej gi sur benn espace boo xam ne ci 10 mètres wala 15 mètres ba foofu man damay foofu dañu war def sax tali boo xam ni day ànd ak digue de protection mu am ñaari digue bi nga xam ne état bi da koy def. ak beneen digg bu nga xam ne tali bi moo koy def ànd ak yeneen xeer yu dëgër yoo xam ne bu ndox mi maanaam rombee digg bu njëkk bi balaa indi egg ci beneen dana fekk doole bi wàññeeku donc dootu rombati maanaam Langue de Barbarie nii muy menacé wu ni buñ ci taxawulee boo sàgganee musiba dana am te bu musiba amee kenn dootu ko mën a dabu donc balay musiba di am état bi dana ci taxaw bu baax pour aar dëkk bi aar Ndar aar Sénégal parce que doo xam fu mu yemi ji mbir mi nag mbirum technique la. ci Kolda la ñu jëm foofee nag ay xale yu jigéen yu daal di dajaloo ci ab kuréel taxaw temm ngir rek xeex lépp lu jëm ci wàllu malnutrition ndax jàpp nañu foofee tout tànk yi dañoo sonn lool amal nañ ci nag ab campagne de sensibilisation daal di gindi way jur yi ci naka la ñu war a doxalee ak seeni doom fexe ba ñuy lekk ba suur waaye itam di mën di faju dañuy dem ba foofule ci Kolda fekk fa suñu correspondant Abdoulaye Diallo. wàllu malnutrition dafa nekk lu soxal lool askanu diwaanu Kolda rawatina ci ñi fete ci kaw gi lu mel ni ca Nemataba Mandeng di ab gox yu bokk biir commune Tankanto Escale moo waral waa centre conseil ado ñi lëkkaloo ak Pink ñoo daal di fa amal ab mbootaayu xale yi jigéen yi mën a ñaax askan wa ci fànn woowu waaye it ñu daal di jàppale jigéen yi ci toppatoo seeni doom. ndax dañu gis ni région de Kolda ak Kédougou ñaar région la yoo xamante ni xiibon sonal na fi wax dëgg yàlla. askan wi surtout jigéen ñi ak xale yi ñu ñëw nag tey di mettre en place lu ñuy wax fii club bu jeune fille muy club ba nga xamante ni ay xale yu jigéen ñoo ciy nekk te ñu fekk centre conseil ado bu Kolda di liggéey boobu depuis 2014 projet Pink ni na ci dugal loxoom pour ñu yokk club yooyu ci biir askan bi ndaxte gis nañ ni xale yi tey bu ñu leen jàppalee former leen dinañ nekk ña nga xamante ni dinañ amal njariñ seen askan. ndaxte dinañ xam nan la ñuy yoree seen njaboot ëllëg te dinañ veiller ci seen réalisation seeni droit ndaxte dinañ leen capacité ci santé de la reproduction des adolescents et des jeunes te bu boobaa dinañ mën a xeex li nga xamante ni jigéen ñi dañ koy jànkonteel ci région de Kolda muy mariage précoce yi ak grossesse précoce yi muy ëmb yu teel yi ak sëy yu teel yi te mu nekk loo xamante ni ci liy indi xiibon lay doon ci xale. ngir gone yi am ab toppatoo bii gën xale bu jigéen bu ne dina pare ne juróomi gone. pour que xale yooyu mën ñu jàppale ci wàllu lekkum xale yi pour que ñu mën a xeex ñàkkum lekkum xale yi mën a xeex malnutrition mooy nekk xale yi nga xam dañu dem ba seen wàllum lekk dafa sooxe ñu fexe ba xale yooyu aussi mën ñu jàppale ci wàllu xelal yaay yi ci ni ñuy toppatooyee kii genre yaay yee leen mag waana jot bi la ñu amul mais xale yooyu aussi mën a jël place yaay yi bu fa yaay yi nekkul mën a toppatoo xale yi ci wàllu wér-gu-yaram mën a toppatoo xale yi ci wàllu set mën a toppatoo xale yi ci lépp li nga xam ne tey mooy tax xale bu màggee dana mën a am dëgërlaay bu baax. bi projet de nutrition bu nguurum Sénégal di amal te jaarale ko ci Pink ministère du commerce et du développement international bu Canada moo joxe ko por ya ca boobee projet.
beneen kuréel fii ci Ndakaaru di fédération bi ëmb daayira Laayeen yi ñoom nag dañuy amal ay camp de vacances ngir rek fexe ba xale yi nga xamante ne jamono ji dematuñu école bu ñu yegsee ci yooyu les camp ñu daal di leen yar waaye itam daal di leen gindi ci seen diine ñoom daal noonu la ñu bëgg jàppoo vacances yi ndax jàpp nañ ne moom moo gën ci xale yi dañ ci ànd ak reportage Cheikh Hassana Fall ci caméra bi Jafara Ba. ndaw Laayeen yi am nu ñuy jàllale seen vacances mu wute lool ak yeneen yi ñii di taalibe Seydina Limaamu Laay gis ne dara gënul lu dul camp de vacances boo xam ne dañ fay jàngaat seen diine. daara jàmmalaay bi nga xam ne moom la ñu organisé fii si xuntami Ngor. objectif bi weesuwul lu dul li nga xam ne mooy jàngale Seydina Imaamul Mahdi alayhi salaatu wa salaam nga xam ne moom la jàngale jëm si waa këram jëm si àdduna enseignement yooyu la ñuy jël. di ko jàngal xale yi yar leen fi pendant 15 jours. ab programme bu ñu tëddalee nii. à partir de 5 heures dem bu ñu yeewoo li ñu njëkk a def mooy julli bu ñu jullee fajar pare dañuy jàng alxuraan ñu ngi ko tuddee programme ñu ngi ko tuddee asalaatu xayru mina nawm jàng alxuraan ba xale yi seen xel yeewu ñu may li ñu noppalu bu ñu noppalee ba pare nag daal dem préparer sangu ñëw ndékki bu ñu ndekkee ba pare nag si lañu profité defaat suñ classe de chant jàng yenn yoo xam si woy mag ñi la. ngir ñu am ci résultat bu mel nii. mu ñëw ngir ñu jaamoo ba yegg ci kàllaama ak i ndaw yoo xam ne at bu nekk ñuy gën di ñëw di gën di bëri. waaw actuellement nii ñu ngi ci 258 Benjamin ci 4e édition bi donc première bi ñu ngi amoon 67 deuxième bi 144 troisième bi ñu am 203. 4e édition bi ñu am ci 258 Benjamin. ñu jugee ci zone yu bëri ci capitalu Sénégal fii ci Ndakaaru Njaay ndaw yi toog fi fukki fan ak juróom ci bile camp de vacances ngir mën a amaat ay valeurs yu doy ci seen diine ak tamit seen cosaan ak aada. am na solo Cheikh Hassana Fall dañuy dem ba ca Béda Anne foofee nag ay ndaw ñoo fa xëy tey daal di setal foofu ba mu set wecc mu daal di tàggoog mbalit mi nga xamante ni moom la ñu fa nemmeeku yooyu leen ndaw nag ci Facebook la ñu nekk lu ñu bëgg moo di jaarale ci réseaux sociaux yooyu leen di liggéey seen i gox di ci gindi nit ñi ku nekk war a taxaw sa gox ci anam yu mucc ayib ñoom loolu la ñuy def ci réseaux sociaux yi sàkku nag ci xale yi nga xamante ne dañ ciy def naka sudul noonu ñu bàyyi loolu te taxaw ci loo xamante ne day jëmale seen réew kanam dañ ci ànd ak reportage Moussa Ngom ci caméra bi Abdoulaye Diallo. jële njëriñ ci internet jamono ji ñu bëri ci ay sénégalais di ngàññi réseaux sociaux yi mu doon lu Malick Ngaynde ak ñenn ci juróom fukki junniy nit yi bokk ci page bu ñu duppee xeex lépp luy indiscipline fii ci Sénégal jëmal ak ab set setal bu ñu sos amale ko fële ca Béda Anne. def nañu stade de l'amitié def nañu stade Amadou Barry de Guédiawaye def nañu parc Hann def nañu plage de Yoff def nañu fii def nañu école ENEA donc ñoo ngi prévoir plage de Médina marché Thiaroye aussi en septembre. bon lu tax ñu ñëw tey Béda Anne c'est parce que dañu bëgg won Sénégalais yi que voilà lépp mën nañ ko def sans ñu xaar gouvernement sans ñu xaar suñu benn frère bu nekk États-Unis wala nekk Europe lépp mën nañ ko def su fekkee boole nañ suñu doole. ñoom ñoo ñëw taxaw li bee bi mel état wu bee bi ñu publier ci réseaux sociaux yi bay ñeneen ñu nga xam ci ñoom DJ Malick ak ñeneen ñu nga xam ci ñoo yor yeneen association yi ñu mën a ñëw taxaw ci lu mel noonu ba di am donc réseaux sociaux yi ñun dañuy wax jàcc mbaala ngaalam. mu gën di bëri internet yu koy suivre di tax a jóg page boobu doon ŋàññi lépp luy doxalin bu ñaaw jóge ci yenn sénégalais yi. lépp luy incivisme lépp luy indiscipline maanaam nit koo xam ni dox nga ba mu yàgg naan sa ndox sànni mbuus bi ci mbedd bi ñëpp xam nañ ni plastique dana jël 300 ba 400 ans balaa muy seey lépp loo xam ni dawal bi par exemple lépp loo xam ni ci kër xale yi ñu ngi koy def ak ñoom école bi ni élèves yi di comporté woo feneen ak feneen lépp loo xam ni indiscipline la ak incivisme lépp loo tënk luy lool rek ñun loolu la ñuy dénoncé. atteindre nañ benn instant 970 000 personnes en 6 jours ci juróom-benn fan mais minimum daal lu mu néew ba néew dinañu atteindre 400 ba 500 000 personnes chaque 6 jours. mu doon liggéey bu yaatu amit ñu ko roy ci yeneen i dëkk yu mel ni Mauritanie wala Mali tey association bi ci juddoo def sasam jàngale ak jëf ñi ko bokk te réseaux sociaux yi boole leen fas yéene taxaw tem ngir seen xeex boobu gën a antu. ca Thiès la ñu jëm wax ci wàccaayu tabaski yi soxna yi fa nekk nag ñoom daal di taxawal ab mbootaay ngir rek taxaw seeni borom kër fexe ba ñu mën a jot ci xar yooyu le te duñu sonn yooyu le soxna lu ñu jàpp moo di ne jamono ji ak ni mu demee ku nekk war ngaa bay sa waar ci mbir mi ba tax na ay financement la ñuy jël di ko joxe seen biir ngir ñu mën ci liggéey dañ fay fekk suñu correspondant Cheikh Anta Diop.
fii ci Thiès ñuy wax askanu ràbb ñoom at mu nekk bu tabaski di jub si dañuy yëngu jëm ci wàllu njënd ak jaay joxe nag ay koppar ay financement dimbalee ko néew doole ji rawatina ñi nga xamante ne ñoo bokk seen kuréel ngir ñu mën a jaay am lu ñu mën a yóbbu seen kër jënd ay xaru tabaski wala xottil xale yi loolee tax ñu jël lu toll ci fukki million séddale ko seen biir. ku nekk gis na askanu ràbb seen taxawaay fu ne ci gox yi jóge nañ fa te président Macky Sall 10 millions la ñu financé barki démb ba tey ñu ngi koy financé pour les femmes et il y a des bénéficiaires ici et elles pourront parler après pour prouver leen que ni ràbb liggéey rek la xam ñaane wuñu kenn wayaane wuñu kenn duñu géwél yi nga xam dañuy wayaane ñun dañuy liggéey def ci suñu bopp dañoo am ay événement faax muy Korité Tabaski dañuy jaay njaayum ràbb la ñuy jaay jaq yeeg long-long yeeg caq ci kaw caq ci suuf kurus yeeg yëpp dañ koy defar. nee nañ de lii de ndimbal la ci njaboot gi di mbir moo xamante ne ndimbalantele seen biir tey ñu ngi sàkku nag askan wu nekk nag taxawu njaboot gi. femmes yi nga xamante ni ñëw nañ fi ñu financé leen fi mu toll le surlendemain de la tabaski dañuy ñëw rembourse ko wat amul benn intérêt buñ ci teg. nee nañ gis nañ ne tabaski ak li muy àndal charge yu metti la ci père de famille yi loolee tax ñu di ko amal ngir dimbalante seeni biir. ci njaayum xar mi la ñuy ñëw nag ndax bu ñu waxee tabaski wax xar wax ci xale yi nga xamante ne nag ci bërëb ñuy jaayee xar ñoom fa la ñu nekk ci daan seen doole koppar gu ñu fa am nag daal di koy yóbbul seeni waajur ñeneen ñi itam ne ñu ngi fa ndax jamonoy vacances ci la ñu nekk dañ ci ànd ak reportage bu Aminata Mbaye Sow. seen taxawaay lu am solo la ci bërëb yi ñuy jaayee ay xar. ñenn ñi daal di ñëw jàppale seeni waajur ci yenn liggéey yu ndaw yi nga xam ni dañ koy amal ci bërëb yi lee comme ça moom day toog fële leen jël riposte xoojal xar defal leen jox leen ñu dem lekk ba pare heure sang buñ tilimee ma jël leen tikki leen sangaleen ma bu set yóbbu leen damay jox xari ngooj a riposte sanga xar après jël bu mu yéene teg ko fee di jaay mu jaay xar dañu teewal leen jaay leen. ñenn ci ñoom ne jotuñu jaay ay xar bay am ay xaalis waaye jàpp nañ ni seen teewaay ci bërëb yi lu leen amal solo la ndaxte dañ ciy passé temps. dañuy ñëw rek pour xam ne ñoo bokk koñ bi rek ñooy ànd looloo tax ñu ñëw fii rek di leen jàppale. man noonu fii laay fanaan waaw. depuis kañ. non depuis xar yi ñëwee rek. ay heure añ ñi bu jotee ni ñu ataaya doog a toog tëdd fii bu pareen saa ñu tëdd nelaw fii pareen saa ñu ñëw toog nii rek di waxtaan. ñoom xale yooyu lay nekk ci vacances ñenn ci ñoom am yeneen activité yi ñuy def yu uuteeg yile loolee tax seen emploi du temps dafa am luñ ciy changé. waaw vacances yi moom instant bi su ma demee damay dem entraînement su ma ñëwee ma ñëw si xarit nii toog fii ak sama xarit yi ñu may àndal si koñ ba. saa yi guddi damay dem jàngi samay leçon révisé bu baax. buñ xëyee suba teel ma ñëw jàppale ko ba ay heure añ ma dem ñibbi. atum ren ñuy màggal tabaski mu tombeek xale yi nekk vacances ñenn ci ñoom di faral di ñëw ci bërëb yi lee ngir foo waaye tamit ñu jàpp ne dañ ciy jàng lu bëre ndaxte ñenn nee nañu demuñu ci ay camp de vacances waaye lii lee mën na ko remplacer. Aminata Mbaye Sow bërëb yooyu ñuy jaay xar nag léeg-léeg ñàkkum kaaraange da ci am ndax ay samba booy léeg-léeg ñu ñëw yóbbu ay xaru jàmbur loolee nag la ñu nemmeeku ca lu ñu mel nag la ñi nekk ca Yoff daal di bañ bëgguñu dund li ni mel ba tax na ñu ngay organiser wu seen biir bu ñuy ñëwee bëccëg gi ñeneen ñi ñëw guddi gi ngir rek nekk fa bañ ba dara bañ leen a bett ñoom yooyu lee sàmmkat sax ñu ngi sàkku ci nguur gi mu jàppale leen wala bokk ci kilifay gox yi ñu jàppale leen ci éclairage public ngir bañ a am lu leen metti ci wàccaayu tabaski bi ñu teewul ci di sa préra fu sorewul lool rond-point bu Yoff la Jën Sarr ak yeneen teefanke yi samp seen ab daral tabaski bi jub si tax jeune éleveurs yi exposé seen ay xar di xar ay clients. fii am nañ fi xeeti xar yëpp am nañ fi ay laadum am nañ fi ay baali am nañ fi tubaabeer am nañ fi xeeti xar yëpp xar yu jigéen sax am nañ ko fi. ay xar yu cher tax wattu seen karange bokk ci pas-pasu éleveurs yi ñoom nag ngir mën a surveiller seen i mala ni mu waree dañoo bokk tëral ab stratégie. te du ma yeew si ay millions te du ma ko sécuriser man mi ngay gis naa fi ne bëccëg naa fi ne guddi gi mais guddi gi li may nelaw moo ëpp nag
parce que am na boo yoo xam ne dañuy ñëw fii ñoom ñoo fiy toog guddi gi yëpp boo gisee dañuy toog fii toog fële toog si kanam parce que ñu ngi ci booru tali parce que ku yeew ay millions foog nga sécuriser même nit foog nga sécuriser sa bopp état nag xaaruñu ko. donte ca daxal ba rond-point bu Yoff nemmeeku guñu fa ak càcc wala beneen xeetu incident éleveurs yi soxla nañu ak njàppalewu autorités yi. ñaari policiers yoo xam ne bu ñu taxawee gars yi gis seen bañ a déconné parce que des fois nga gis ñaar nit xeex wala ñaar nit roofoo mais Sénégalais tant que muy gis borom tëni du déconné ñun bu ñu amee ñaari borom tëni dinañu gënal xaaruñu leen nag mais dañuy ñaan dimbal. ci fora yu bare amagul dispositif de sécurité bu nguur gi taxawal ngir jàppale teefanke yi jamonoy tabaski nekk traite pour defkatu ñaawteef yi rawatina sàcc yi waaye Diène Sarr ak ñoñam ñoo ngi artu. ñun ñëpp xamante nañ boo yoreem xar mu la romban yi tey di dem di nga xam ne lii xaram diw la. egsi nañu ci dossier politique bi ni ma ko waxee woon ci bopp xibaar yi mi ngi soxal kàngam yi nga xamante ne ci wate palu député gi ñu génn daanaka dañu cee nërmeelu ci seen i gox ku ci mel ne Abdoul Mbaye wala boog Malick Gakou ba ci Amsatou Sow Sidibé ak ñeneen seetlu gi nag moo di ne daanaka amuñu dara ci yooyu lee jongante léegi kay laaj bi samp moo di ana lan mooy seen ëllëg ci wàllu politique tontu li ci biir dossier bi nga xamante ne Alassane Ba moo ñu ko defal. grand perdant lañ leen duppe woon ginnaaw bi ñu génnee ci scrutin bu fanweeri fan ci weerub juillet ci benn presse bi nag soit ñu jiite coalition wala bokk ñu nekk position leader ci liste départementale ñenn ñi seen score bi doon lu leen décevoir bokk ni ci professeur Amsatou Sow Sidibé. mais résultat yi neexuma man sama militant yi ak sympathisant yi koo ci wax mu ne la voté wu ma dama voté parce que amee naa carte bu bees mais sama tur gisuñu ko. bu weesoo rëq-rëq yu ñu gis ci vote bi alors lan moo marché wul. liy doxal élection ba mu normal amul woon. ñaareelu njàngat bi mooy ñi nga xam ne nekkuñu ci majorité présidentielle ñooñu mënoon nañoo booloo boobu moom ñun war nañoo xam ni foofu def nañ fa erreur. parti yi ak groupe ni ñu àndandoo woon 2012 élection présidentielle ak li ñu am léegi ci élection yi. da ngay wax ne ñi ci gën a yàqule mooy opposition bi. am na lu ñu doon yaakaar am nañu ambition ni ñu koy waxee wante réalité bi lu muy wone mooy que ambition bi dafa wuute lool ak lu am. ñu génne ko ci PDS ay weer képp des campagne législative door mouvement Mbooloo Wat ñu taxawal ko mu jiite ko nag espoir bi nekkoon na fi wante Farba Senghor mu jot a am député. parce que amuñu woon ay moyens loolu mooy première chose bi deuxième chose bi àndoon nañu ak ñoo xam ne dañu doon def affaire yu njublang d'abord pour lekk suñu xaalis ensuite pour tas coalition bi nga xam ne moom lañu yore woon. ñaari at képp des beneen élection am 2019 mu di ab élection présidentielle. waaw man li ma mës di def d'ailleurs dama ko mës di def di ko jàngale jikko yi laa bëgg mu changer Sénégal bu jikko yi changé wul daañu sonn waaye duñ dem fenn. foofu nag lay continuer di fa xeex waslu ci ak dinaa ko def su soobee yàlla. ñun fañ jël woon mouvement fa lañu toll léegi donc ñu ngi waxtaan ci suñu biir benn pour xool résultat yi xool situation politique bi xool nouvelle cartographie bi naka la taxawee ñu xool fan la ñuy teg suñu tànk donc dañu war a taxawal parti suñu taxalee parti pare nag ñu xool ban yoon la ñuy dox. ñun foofu la ñu toll. boo buggee def politique il faut nga nangu ni da nga war a jàng ci enquête loolu mooy expérience am nañu expérience donc loolu ñoom ñëpp dinañu def évaluation pour xool lu tax seen discours bi jàllul lu tax amuñu député par exemple ñu xool seen influence au niveau national au niveau départemental defe naa daal bon dina wute ak Gakou parce que Gakou fu mu jaar il faut mu dellu ci politique. pour askan wi nag ñu tasel lii lañ ci xalaat. yaakaar naa la ce fait que perdre taxul ñu war a soit reculer wala di décourager kon nag tey ji ñoom lu ñu war a def mooy war a mànkoo. amoo politique yi ils ont dañu bëri ay passe-passe quoi dañu prévoir mënuma prévoir lu ñuy waaj. scrutin bu fanweeri fan ci weeru juillet daanaka dana des ca anal yi ak lu am contestation dénonciation wante itam déception ci ñenn leader politique yi. am na daal lu ñu war a def pour réew mi am na lu ma ci xalaat te dinaa ko tasaare incha allah.
benn ponk la Afrobasket bi soxal jigéen ñi am fële ca Bamako gaynde yi nag ñoom ñoo dóor République démocratique bu Congo mu yemook seen ñetteelu ndam bi compétition bi commencé ak léegi Pape Fara Ñing moom moo ñu fa teewal Pape Fara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatima. Pape Fara juróom-ñaari poñ moo dox ci diggante ñaari équipe yi naka nga jàngatee match boobule. mu nekkoon match bu métti lool ndax ci tàmbali bi sax mën nañu wax ñaari simili gaynde yu jigéen yi dugal nañu fukk ci ay poñ waaye nag ba ñu demee ba ci kanam ñii di congolais yi def nañu juróomi bal yoo xam ne gaynde yu dugaluñu dara ñuy fexe ñafe première quart-temps bi ñu ñàkk ko ñaareel bi gaynde yi ñëw daal di këpp daal di gagné nag ba ñuy dem ci mi-temps bi daal di leen ëppalee ñetti poñ muy 40 ak 37 bi ñu ñëwee nag ci deuxième mi-temps bi match bi tamit serré lool dend gaynde yi nag dañoo xaw a lompoñ tuuti maanaam am i jafe-jafe ndax nag seen biir yi dañoo xaw a yëngu démb ñu ngi ko dem wax lekk gu xaw a bon da leen jàpp foofu nag gis nañu joueurs yoo xam ne suñu joué tuuti dugg ca vestiaire yi génnaat ñëw loolu xaw a nañ téye waaye ñu wane seen expérience ngir mën a gagné ci juróom-ñaari poñ muy juróom-ñaar fukki poñ ñee am juróom-benn fukk ak juróom-ñaar liñ ci mën a jàpp daal coach bi nee na ak joueurs yi match yi benn du yomb ndax ñoom ñooy champion d'Afrique yi match bu ñu joué final la waaye dinañ ko joué match par match suba nag dañuy noppalu ñoom Congo sax mi ñuy dajal nee nañ tenir tête champion d'Afrique bi wane na ñoom seen basket avancé na kon équipe yëpp ñu ngi bëgg a yem suba ñu daal di bër alxamis maanaam niki àllarba ñu joué ak ki nga xam ne wala talaata ñu joué ak Égypte àllarba ñu daal joué ak Nigéria nag fi toll ni Nigéria moo jiitu ci poule bi am na ñetti ndam Sénégal am ñetti ndam waaye ci pañe yi la ko ëppalee Assou Traoré mi ñu Guinée di dugalal tey 19 points rek la dugal ndax moom tamit biir bi da dem métti lu bëree bëri moo tax mu dem toog ci banc bi. bu baax a baax moom moo ñu teewal ca Bamako di ñuy toppal compétition boobule ak gaynde yu Sénégal yi nga xamante ne am nañu seen ñetteeli ndam ci boobule compétition di leen ñaan rek yooyu le gaynde seen taxawaay rafet fa lool mbokk yi fii la ñëw ak yéen ci xibaar yi jaajëfal leen bu baax a baax yéen it ci teewlu bi fileeg simili yu néew Léa Sukeyna Ndiaye dina fi teew xibaar yi ci français lay doon ñu bàyyi leen ak programme bu Télé Futurs Médias di leen ñaanal guddi jàmm.